ci Benno 28. Benno 28 ngeen mën ci am lépp lu soxal ay reportage émission documentaire publicité wala lépp lu ngeen daan déglu ci Benno FM ngeen mën ko am ci Benno 28. Abonnez-vous gratuitement sur votre chaîne YouTube Benno 28. ak Benno 28 di leen abonné saa su nekk ci suñu chaîne. ci ndigalul sëriñ Mountakha waaye ci kilifteefu sëriñ Ahmadou Makhtar ak ci ay ndigalam ca la ñu taxalee kuréel bu mel nii mu wax nag ne nañ ko yaatal ci njaboot gi nañ ko yaatal ci taalibe yi yaatal gi ci njaboot gi ak ci taalibe yi nag moo waral mu war a egg fu àdduna toll rek ñu yéene mu egg fa. mel ne ni ngeen ko xamee ni ñu ko baaxoo amalee màggal gu jot ci màggalug Daaru Xudus ñu koy woowee màggalug Daaru Xudus muy dëppoog ñaar fukki fan ci weeru Muharram ren jii dafa mel ne de dëppaloo ak téeméeri ati sëriñ bi mu ñibbisee Touba ci li ñuy wooye weeru wolof mu dëppoog 1346 ba 1446 muy téeméeraat ci hijriya mu mel ne kon màggalug Daaru Xudoos ren téeméeri at ci sëñ boobu ci Touba dafa am ak yokkute ndax màggal gi kenn umpaliwut ne Cheikh Moustapha moo ko woote woon doon ko wooteel Serigne Touba amit ay wax yu rëy yu mu ci wax ñoo xam ne jar na jullit bu ne mu war caa ñëw buñ doxee nag yàlla dimbali nu ñu dem ba téeméeri ati sëriñ bi ci Touba ñu koy waajal mu dëppook màggal googu ci sëriñ ku yilif Daaru Xudus daan ko jiite loola rek moo waral tey ngeen gis ñu fii ci kanam waaye màggal gi màggalu murid yëpp la moo mel ne kon ñun ñii teew fii tey ay ndaw yu sëriñ Mountakha lañ ñun ñii teew fii tey ay ndaw yi yoonu murid yëpp lañu ñu jot ndigal nag ginnaaw bi ñu jotee bi sëriñ Ahmadou Makhtar jotee ndigal ci sëriñ Mountakha xalifa général des mourides ñu jot ndigal ci sëriñ Ahma moo wax ne nañ taxawal kuréel gu mel nii ca bala ñu cee jëf dara muy siiw adduna di ci jot nañ ku ko war a yëg ci njabootu sëriñ Touba na ko yëg ndax maag ñoom ñoo ci yem loolu it dox nañ ci suñ kemtalaay kattan loolu moo waral point de presse bii xëy na ñu yeex ci jublu ndax bëgguñu ñu koy déggandeem ci ay rajo wala télévision xam naa liñ ci war a wax ñi ci war a wax bari na te sunu kilifa ci liggéey bi mi ngi ni toog da ci am loo xam dañ ko koy bàyyee waaye na ngeen xam ne ndigal la lu jóge ci sëriñ Mountakha jaar ci sëriñ Ahmadou Makhtar mu jox nu ndigal ñu taxawal kuréel bii waaye ci kaw yaatal programme bi nag ni muy demee ak yëpp xam naa mbokk yi dañ ci dellu si. comité bi nag bi ñu ko taxawalee ay commission lañ def commission bu ne ka ko yor xam nañ ne ñii ca commission bu ne dañ caa tànn ñoo xam ni ñëpp xam nañ ne seen expertise ak seen i connaissance ci domaine bañ nekk xam nañ ko ñu boole la fa nga war a bokk ñuy doxal loolu ba tey jii sëñ Cheikh Abdou Bale woote conférence de presse bi ndax réussite bi gën a am solo ci looy def mooy communication bi ni ñu koy vulgariser ba mën a accéder ci ku ne loolu moo tax taxaw na ci taxawaay boo xam ni c'est extraordinaire yaakaar naa ne fi ne tey bis bi ku ko yëgut wala déggoo ko bariwut ci Sénégal ak ci à travers le monde te yemuñu nag ci waa kër Serigne Touba rek ndax si Ahmadou Makhtar nee na bépp tariixa bu ko war a dégg nañ déplacé ba ci xalifa wax ko te ñu ngi préparé pour war a dem ci yeneen tariixa yi yëgali leen ko waxtaan ak ñoom ndax niñ amee sañ-sañ ci Serigne Touba ñoom it noonu lañ amee sañ-sañ Serigne Touba
ndax ñoo bokk ma maram ca tam relation yi ñu seq ndax yàlla rek muy diina ji ak mbokk gi ñoom ñëpp ñu ngi koy doxal kenn ku ne la nga am boo koy def da nga ci séddaale sa morom loolu moo tax sëñ Ahmadou Makhtar ne ak Cheikh Mouhamadou Mountakha na ngeen dem ci képp koo xam ne nii nituk diina di ci dëkk bi wala nga yor association islamique wala nga yor loo xam ne nii luy doxal ci réew mi la ñu yëgal la ko loolu lépp danañ ko def programme bi ñu tëral nag sëñ Cheikh Thioro dana ci ñëw dana ko leer dañ leen ko leeral wante au-delà de toutes ces conférences bis bi centenaire bi li ñu ci bëgg loo xam ne danañ ko condensé mooy bi sëñ bi jógee wuy ji boroomam ba bisu tey bii li fi xew ci loo xam ne nii concerné wul sëñ bi c'est-à-dire li ma bëgg a wax muy loo xam ne nii murid la concerné ak xilaafa yi nga xam ne ñoo fi toogalal Sëriñ Touba liñ fi réalisé murid liñ fi doxal sur tous les plans sur le plan économique sur le plan social sur le plan spirituel sur le plan et même sur le plan politique ñu xool loolu lépp bi nu sëñ bi wane gannaaw lan lañ fi liggéey ak lan lañ fi war a joyanti ak lan lañ fi war a proposer pour la génération di ñëw ndax bu ñu fi ñëwee war nañ fa fekk liggéey boo xam ne bu ñu ko xoolee dana xam yoonu murid nu mu doxee woon ba agsi fii gannaaw Serigne Touba Serigne Touba nag moo liggéey liggéey bi waaye nag nit war naa ñëw génération bu fekki wut ñu ñëw tegal loo xam ne boo ko xoolee boo ko liiree da nga xam yoon yi fan la jaar ba agsi fii te loolu nag ñu ngi ciy gërëm ak di ci sant ak di ci wax Cheikh Moustapha ndax waxtaanul Serigne Touba la waaye Cheikh Moustapha dana ci feeñ baax a baax ndax ñëpp ko bëgg ñëpp bëgg mu feeñ ci mbokkam yëpp bëgg ñu feeñ ndax li ko sëñ bi dénkoon li ko sëñ bi joxoon mu matal ko na mu gënee ak na mu gën a rafete loolu moo tax tey jiitam nii yoon wi mel ak ni muy doxee yàlla def ci tawfiix ak baraka ma terminé ci ñett point yi nga xam ne moom la ko waajuram joxoon mu réaliser ko na mu gën a rafete mooy indi sëñ bi jëlee ko njaareem andi ko Touba te benn autorité coloniale du ko tiim pexe yam jël nag ak astuce yaag yëpp ba def ko ci xel la ko teg ak ñam ko àndal te ka ca gën a fës ci àndandoo ba sëriñ Bassirou Mbacké rakkam ndax ñoom ñaar képp ku ne xam na Cheikh Moussa ak sëñ Bassirou niñ meloon sëñ Mourou Moussa léppam sëñ Bassirou la woon fu mu jëm moom lay àndal kon bu ñu demee ba centenaire bi ñëw mu doomu sëñ Bassirou toog fi nekk sëriñ Touba en même temps kon sëñ Mountakha taxawaayam bii taxawaay bu rafet la ndax kat nit kat buy départ nga yëkkati 100 millions jox ko 100 millions tegale ci table ne la dem leen ngeen liggéey bi kooku xaj na bëgg na yëf ya sotti rafet te murid yëpp jariñoo ko jullit yëpp jariñoo ko ñaareel ba jumaa ji nga xam ne fierté la pour l'islam sëriñ Touba moo ko wax doom ji Cheikh Mamadou Moustapha na ngeen fexe ba taxawal ma sama jumaa ji la ci sëñ bi wax yëpp ñëpp xam nañ ko bu ngeen ko defut ñeneen dañ ko def sëñ Modou Moussa moom it man damay faral di wax ne l'autorité coloniale bu xamoon ne bu joxee Cheikh Mouhamadou Moustapha autorisation jumaa ji dana taxaw parce que ñoom jàppoon na ne Cheikh Moustapha même bu ñu ko joxee autorisation du mën a réunir toutes les conditions nécessaires pour la construction de la mosquée pour ñoom échec la jëm ci échec la jëm waaye bu ñu xamoon ne réussite bii dana ko am dana ko tabax kon duñ ko jox autorisation bi waaye def na ko ba matal ko la ca desoon mooy njabootam gii njabootu boppam ak njabootu taalibe yi bu ñu nee njaboot gi rek boppam a ngi ci moo jiitu waaye njabootu mooy ak taalibe yi te ku gis xam ne Cheikh Moustapha taxaw na njabootu Serigne Touba gi dajale na leen ba nëkkul sëñ bëggoon mu def ko waaye itam taxaw na murid yi ndax tey lii xew ci kër yëpp Cheikh Moustapha la kon en premier lieu bu Serigne Touba jàllee bañ wax ci moom danañ titiller toute ak l'histoire ci liggéeyu Sëñ Touba ak exil beeg yu mel noonu ci à travers les conférences wala yu mel noonu waaye l'objectif principal bi yëpp mooy sëñ bi mu ñëwee fii ak bañ denc ko lan moo fi xew ak lan lañ fi def ak lan lañ fi war a waxtaanaat ba teg ko loolu mooy objectif bi kon nag bis bi ñu ngi ciy woo jullit yëpp d'une manière générale mais particulièrement les mourides ñi nekk fii ci réew mi ak ñi nekk bitim réew ñi nekk bitim réew war nañoo mën a à travers daayira Serigne Touba yi lënkali ko daayira Cheikh Mouhamadul Moustapha yi
ak daayira Cheikh Mouhamad Lamine Bara Mbacké yi ñu def benn topp ci gannaaw président daayira bu nga xam ne moo fa toogal Serigne Touba ñu def màggal goo xam ne xaj nañ ne daa nañ ko def mais du bokk rek nañ ko def ndax ni ko sëñ bi bëgg la yaakaar naa daal brièvement loolu mooy objectif bi moo tax ñu dajaloo ba def commission yi nangam Serigne Cheikh Thioro kon ñu bàyyi la nga leeral nuñ taxawee pour ak nuñ ko nar a bëgg a organiser ci région yeeg ak biir Dakar ak fii ci Touba. waaleykum salaam wa rahmatulahi taala wa barakaatu. bu ngeen gisee jataay bi nag sama ay wax maa ngi koy tënk rek ci lenn nat ci jëm ci defin wi waaye détail yëpp ak programme yi dama koy bàyyi sëñ Bassirou Niane moom dina ko mën a àggale. xam ngeen ni bés bi lan moo tax ñu defee ko ni dimension bi mu am lan moo ko waral xam ngeen ni ku tedd ki Xaadimu Rasuul dafa juddu ci kippaaru sunna Seydina Muhammad alayhi salaatu wasalaam gémmee ci amuk farlu ci digganteem ak boromam teel a àgg lool ci boromam ba yonent bi alayhi salaatu wasalaam ràññi ko am lu mu sàkku ci moom te li mu sàkku ci moom moo di mu yeesalal ko sunnaam si sallallahu alayhi wa sallam sëriñ bi waxal ko boppam wax ni li ma tax a jóg mooy yeesalaat sunna Seydina Muhammad alayhi salaatu wasalaam fexe ba ñi nga xam ne dañoo aju ci man ma defar leen ba jàmm bi suñu borom bëgg ab jàmm mel ni ñu mel noonee moo nekk ittey sëriñ bi mu wax ne lil Mustafa nawaytu maa yu jaddidu sunnata ul xarra wa inni ahmadu diinun si waa islaamihi laa yuhmadu indal ilaahi wa bihi nu jaddidu sëriñ bi ci loolu la nekkoon di defar nit ñi tënku ci liggéey ci ba li ko ci fekk li ko dal lépp ci loolu fekk ko ci li ko ci fekk lépp fekk ko ci liggéeyal yonente bi alayhi wasalaam ak yeesa sunna Seydina Muhammad alayhi salaatu wasalaam ci la nekkoon ba génn àddina ci bis bi nga xam ni mooy fukki fan ak juróom-ñeent ci weeru muharram mu wuy ji boroomam am lu mu dénk Cheikh Moustapha al Karim Cheikh Moustapha taxawal liggéey bépp ba lam bëggoon mu defal ko léegi nag bi nga xamante ni ñibbisi na Touba ba Cheikh Moustapha indi ko defal ko nam ko bëgg woon boobaak léegi muy téeméeri at du benn fan mu war a am luñ ci njàngat moo xam ni lan la ñu indil. centenaire bi nag ni ñu ko xamee danañ ko defee ci ñeenti barab yu bokkut ci waajtaay yi Touba lañ koy ubbee le 13 juillet 2024 incha allahu fii ci Darul Mannaan ci barab bi ñu nekk suba gi ak ngoon gi le 13 nag ci suba gi ci la ñuy waxtaanee ki nga xam ne mooy Cheikh Mamadou Moustapha ndax moom mooy ki nga xam ne moom la sëriñ bi santoon mu indi ko Touba waxtu sun borom ñëwee akub dogalam mu def ko nag ci anam yañ ko sante woon yëpp nuy faral di wax ne sëriñ bi moom fu mu nekkoon furu Touba rek foofaay mel ni Touba mel kon nag cooy na yi Cheikh Moustapha daj ak lam ca jànkoonteel ak pexe ya mu def ba indi ko te xat damut loolu moo tax bis bu njëkk bi ci suba gi ñu jagleel ko lañ fa war a waxtaane nag moo di Cheikh Mouhamadul Moustapha dimension yu wuute yi nga xam ne moom la ñu war a waxtaane ci moom moo di maanaam am njàngam wala xam-xamam ak mbindam maanaam fan la jaar ci njàng ci xam-xam ak lan la bind nu mu doon communiquer nu mu doon waxee ak nit ñi loolu ay discours am ak mbindam yëpp mi ngi ci biir ku ñuy wax al imam Serigne Moustapha Diop Cheikhou Jëlay incha allahu moo koy waxtaane fii ci barab bii ci suba gi bu noppee itam danañ waxtaane dimension spirituelle am maanaam moom ni mu doon dunde diine ak ni mu doon yaree maanaam ni mu meloon maanaam nitu diine ki mu doonoon loolu Serigne Ahmadou Mbacké bu Darou Mouhty moo koy waxtaane bu noppee ci loolu ñu waxtaane dimension sociale am ak ni mu doon jiitee xerañte yi mu amoon pexe yi mu amoon ba jiite yoon wi gannaaw bu fi Sëñ Tuubaa jógee mu nekk fi ak i waajuram nekk fi ak i rakkam nekk fi ak seex yi nga xam ne yëpp ñoom la Sëriñ Tuubaa defaroon mu taxaw temm ci 40 ans ci ñeent fukki at mu taxaw wuutu sëñ bi fexe ba ñoom ñëpp ñu topp ci gannaawam ànd di liggéeyal sëriñ bi ak ni mu doon jëflantee ak tubaab yi fi nekkoon ca jamono yooya ni mu doon jëflantee këri diine yi ni mu leen jëflantee ak àdduna xerañte googu mu ci amoon ci jiite loolu danañ ko waxtaanee sëriñ Moustapha Diop Ndar moo koy waxtaanee incha allahu loolu mooy suba gi
ci ngoon gi ñu waxtaanee lu jëm ci Touba ak édifice yi nga xam ne am na ko yoo xam ne yu diine la moo xam ay jàkka moo xam ay juma moo xam ay jàngukaay alxuraan moo xam ay jàngukaay xam-xam yum ci doon dees na ko waxtaane ka koy waxtaane mooy Serigne Fallou Boussa Assane waaye ci ngoon googu tamit Serigne Khady Diakhaté dana waxtaane njàngalem alxuraan ak njàngalem diine ci Touba ni mu fi demee Serigne Khady Diakhaté moo koy traité loolu mooy bisub le 13 bi bu ko defee le 15 moo ci topp Louga la ñuy dem incha allahu Louga itam des na fa waxtaane ñaari thème ndax bennoog maanaam jullit ñi murit yi dañ cee yàgga daj ay coono ngir jullit ñi doon benn ndax dafa bokkoon ci recommandation wala dénkaane yonent bi sallallahu alayhi wasallam joxe woon mooy daa bëggoon jullit ñëpp doon benn wahdatul muslimina ndax biñ jógee ci xaswatu badrin sax lim leen njëkk a wax mooy jóge nañ ci xeex boo xam ne li nu war mooy boole suñu bopp nekk benn ndax mooy tax nu mën a not noon yi te lislaam fu mu àgg ak bennoo moo ko fa àggale loolu bokk na ci lañ fay waxtaane sëriñ Bassirou Mbacke moom sëñ Cheikh Thioro moom Cheikh Mamadou Amine moom Cheikhul Khadim moo koy waxtaane buñ ca jógee itam xam ngeen ne fu demee ne Louga dañ fa war a waxtaane itam maanaam lu jëm ci fàggulu lew ni ko sëñ bi waxe kasbul xalaal ak gisiin wi ci yoonu murit am loolu sëñ Cheikhouna bu sa cumbuleen moo koy waxtaane kay modéré jataay ba itam moo di sëriñ Abdul Xaadir Mbacke moom sëriñ Moustapha moom sëriñ Abdou Aziz ci loolu mooy Louga suñ fa jógee itam njaareem la ñuy ñëw le 20 njaareem ñaari waxtaan ñoo fa am mi ngi jëm rek ci résidence surveillée bi nga xam ne fukki at ak juróom-benn yi sëñ bi nekk njaareem ni mu ko dundee ndax xam ngeen ne njaareem mooy barab bi nga xam ne fi la sëñ ba gën a yàgg ci àdduna ndax amul fenn ci àdduna foo xam ne sëñ bi am na fukki at ak juróom-benn njaareem mooy fi mu gën a yàgg ci àdduna fa la amee jotug toog taaliba yi di ko fa fekk ba mujj mën nañ ne kilifa yëpp dañoo amoon kër njaareem nekk capitalu mouridisme boo xam ne fa la ñëpp doon daje ci wetu sëriñ bi loolu nag ka nga xam ne moo koy waxtaanee mooy docteur Khadim Silla kon fukki at ak juróom-benn yi sëñ bi am njaareem sëriñ Khadim Silla moo koy waxtaan docteur Khadim Silla buñ fa jógee itam sëriñ Mbacke Abdourahmane dana waxtaanee ci thème boo xam ne moo jëm ci xutbatu wam sa sin ndax xam ngeen ne sëñ bi ci fukki fan ak juróom-benn ci weeru muharram 1346 ci tàkkusaan gannaaw tàkkusaan la mujj génn ci mbooloo ba mu génnee itam te dajale mbooloo ma ba ñu daje dafa am benn xutba benn waxtaan woo xam ne moom la waxtaan ak ñoom waxtaan woo nag waxtaanu tàggatoo la ak waxtaanu dénkaane gannaawam solo su waxtaan woowee am moo tax ñu wax sëriñam Mbacke Abdourahmane ne ko na ko waxtaane waaye dugalaale ci nag maanaam ñibbisi sëñ bi ndax ba loolu amee ba mu fatu génnaatut ci mbooloo ba ni ko fi sëñ Modou Moussa jële indi ko Touba ci lay enchaîner nag waxtaan ci pexe yi sëñ Modou Moussa def ba indi ko Touba ña ko fekkee ak indi gaag na mu demee loolu lépp ci la koy waxtaane loolu mooy njaareem waaye njaareem xam ngeen ne sunu mbokki Baay Faal yi ci le 19 lu jiitu le levée ji le 19 dafa am ngont moo xam ne ngontum Cheikh Ibra Fall la ndax biñ ko waxee xalif général des Baye Fall te yëgal ko dañ cee bëgg lool ma am yéene itam ci mobiliser mbooleem daayiri sikar yu aju ci kër Cheikh Ibra ci ngoonu fukki fan yeeg juróom-ñeent ba set di ñaar fukk ci mois de juillet 2024 bi ñu jëm nga xam ne dañ koy yendoo sikar ba keroog ñu jeexal loolu itam muy ngontum Cheikh Ibra moo xam ne ci le 19 ji lay am bët set di leve di ñu traité thème yi ma wax léegi bu ko defee ci le 21 nag mooy doon ndakaaru nag juróomi waxtaankat am na fa ndax des na fa waxtaanee lu jëm ci maanaam dimension sociale ak environnementale bi nga xam ne dëkku Touba am na ko maanaam Touba ni mu maanaam fi mu àgg ci wàllu social ak wàllu environnement
loolu lépp docteur Sam Bousso moo koy waxtaanee bu ñu ca noppee itam contribution bi yoonu murid def ci wàllu tarbiya ruhiya maanaam yar nit ki defar ko tarbiya ko ba spirituellement mu mën a mu jag ñu mën koo wane fu ne mu mën a defarewaat loolu itam li ci Touba def li ci contribution bi mu ci def loolu Serigne Mbacké Lo Mouhamed moo koy def suñu noppee itam ci loolu docteur Abdoul Ahad Lo dana waxtaane ci contribution bi nga xam ne yoonu murid am na ko ci wala yoonu murid am na ko ci njàngale mu yees mi njàngale mu yees bi ndax xam ngeen ne dafa am njàngale moo xam ne njàngalem diine la am na njàngalem majalis waaye am na beneen façon njàngale moo xam ne itam Touba dafa am wala yoon wi dafa am taxawaay yu am solo yoo xam ne taxaw na ko ci yooyu docteur Abdoul Ahad Lo moo koy waxtaanee waaye itam des na fa waxtaanee contribution bi nga xam ne yoonu murid am na ko socialement et économiquement loolu docteur Djibi Diakhaté moo koy waxtaanee ndax loolu itam lenn lu nekk yi ma wax yëpp nag mooy gannaaw bu fi sëñ bi jógee biñ ko andee Touba ak léegi lii ma wax lépp mi ngi aju ci biñ ko andee Touba ak léegi lan la ci ay xalifaam def sëñ Modou Moussa sëñ Fallou sëñ Abdoul Ahad sëñ Abdou Khadir sëñ Saliou Cheikh Mouhamadoul Amine sëñ Sidi Mokhtar ba ci sëñ Mountakha ba ci doomam yi nga xam ne sax duñu ay xalifa waaye contribuer nañ ci loolu ku ci nekk borom xam-xam yi luñ ci àgg danañ wax ñooña lañ ca def waaye itam des na waxtaan ci Touba ci développement bi mu am maanaam nga xam ne yokkute gi mu yokku loolu docteur Cheikh Gueye moo ciy waxtaan ki nga xam ne nag mooy modéré jataay boobu mooy Serigne Mamor Hamdi kon loolu mooy waxtaan yi nga xam ne mooy am ci ñu tàmbalee ko Touba ba Ndakaaru waaye xam ngeen ne bu ñu màggalee ba ci suba yi itam am na cérémonie religieuse boo xam ne dañ koy amal mooy bisu màggalu Daaru Xudus gi ba ca suba sa boo xam ne li ñu waxtaanee Touba ci le 13 waxtaane ko Louga le 15 waxtaane ko Njaaréem ci le 19 ak le 20 waxtaane ko Dakar le 21 loolu am na tënk bu ci commission culturelle bi di def boo xam ne ci cérémonie religieuse boobu lañ koy gaarale waaye itam kilifa ya fa teew danañ ca sànni kàddu moo xam ne xalif général des mourides yabal moo xam ñu autorité yabal waaye itam Serigne Ahmadoul Mokhtar dana fa yëkkati kàddoom kon loolu mooy jëmmi cérémonie religieuse bi kon loolu mooy programme bi nga xam ne tënkoon nañ ko ñu di ko jot li ci commission culturelle bi nga xam ne Serigne Modou Bara Mbacké moom Serigne Abdou Khadim moom Cheikh Mamadou Amine moo ko jiite te ñu am ngant ñu sant ma jot li ko salaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sous le ndigal de Cheikh Mouhamadou Mountakha, toute la famille de Darou Khoudoss, toute la famille de Cheikh Mamadou Lamine Bara, mais toute la famille de Serigne Touba, de ses frères et de ses différents chers. Donc c'est vous dire que c'est toute la communauté mouride qui, comme un seul homme, en tout cas, est aujourd'hui réunie pour célébrer le centenaire du retour à Touba de Cheikh Ahmadou Bamba. C'est dire 20 Muharram 1346, 20 Muharram 1446, 100 ans, un siècle, un temps que l'on peut considérer suffisamment long pour les mortels, mais relativement court pour les institutions. Mais c'est un temps, et vous conviendrez avec moi, qui est largement suffisant pour procéder à une évaluation. Et donc c'est à cette évaluation-là que nous allons nous atteler pour le centenaire de Cheikh Ahmadou Bamba. Le thème général défini, la confrérie mouride, 100 ans après le rappel à Dieu de son fondateur. Réalisation, défis et perspectives futures. C'est ça le thème général. Nous allons d'abord décliner les aspects liés à l'identité, aux fondements et principes de la confrérie avant d'aborder sous forme de panel sous 4 axes. D'abord, nous allons parler de l'éducation et de l'enseignement religieux et spirituel. Nous évoquerons également le développement socio-économique de la Mouridia. Nous parlerons aussi du développement fulgurant de la ville de Touba et nous terminerons par les défis et les perspectives. C'est dire qu'aucun aspect de la vie du Cheikh ne sera laissé en rade. Et donc les jeunes générations qui n'ont pas connu le Cheikh, qui n'ont pas connu les premières générations qui ont vécu avec lui, vont y trouver donc une source d'inspiration inestimable. Et le comité de pilotage, à travers ces thèmes ô combien importants et novateurs, entend donc revisiter l'œuvre de Cheikh Ahmadou Bamba.
L'objectif est de permettre au plus grand nombre d'en tirer profit. Et le cheikh lui-même a écrit « Dieu m'a donné l'ordre de proclamer que je suis un asile et un refuge. Quiconque veut le bonheur ici-bas et dans l'au-delà doit chercher refuge auprès de moi. » Le monde, fin de citation, le monde traverse aujourd'hui des périodes troubles, marquées par des conflits dans plusieurs régions du monde. Une jeunesse tout aussi nombreuse que désemparée, des inégalités, des injustices, la montée des extrémistes, les violences de toutes sortes, etc., etc. Et donc aujourd'hui, le monde a plus que jamais besoin des enseignements de paix, des enseignements de tolérance, d'ouverture, de bonheur, des enseignements de félicité, de retour à Dieu, de droiture, de piété de Cheikh Ahmadou Bamba. Et donc ce sont ces enseignements-là que nous voulons revisiter à travers ce centenaire de Serigne Touba. Cet enseignement apparaît comme un antidote capable d'apparaître à tous ces fléaux que j'ai cités tout à l'heure. Et c'est donc conscient de tout cela, avec la légendaire mansuétude de Cheikh Mouhamadou Mountakha, qu'il a instruit Serigne Ahmadou Makhtar d'organiser les festivités du centenaire du retour à Touba de Cheikh Ahmadou Bamba, qui va s'étendre du 13 au 21 juillet dans un premier temps, avant d'être clôturé le lendemain du Magal de Darou Khoudoss et qui va coïncider certainement avec le 27 juillet. C'est ainsi que nous serons donc le 13 juillet à Darou Manane, ici même dans cette salle. Nous serons à Louga le 15 juillet, à Diourbel le 19 et 20 juillet, avant d'aller à Massalikul Jinan le 21 juillet, Inch'Allah. Et donc tout sera clôturé le lendemain du Magal. Donc c'est ainsi que le bref résumé que je voulais vous faire en français, donc en tout cas pour faciliter votre travail et vous permettre donc d'avoir des éléments divers et variés pour donc pouvoir traiter l'information. Nous vous remercions beaucoup. Merci. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful, we are hereby gathered to address the world regarding a major event that will take place around the 27th of July 2024. Under the leadership of Sheikh Muhammadul Muntaka, General Caliph of the Murid community, who is among the 500 most influential personalities around the world, and under the leadership of Sheikh Ahmad Makhtar, his younger brother and Khalif of Sheikh Muhammadul Mustafa, who was the first heir of Sheikh Ahmadou Bamba Mbake Khadimur Rasul. We are addressing the world to inform the world that we are about to celebrate the centennial of Sheikh Ahmadou Bamba since his return to Allah back in 1927 according to the Gregorian calendar, but in one session, as we call it in Arabic, which coincides with the Hijri calendar, which will be the Wamtashin, coming up coinciding with July 19th, 2024. I have on my right Sayyid Sheikh Abdul Aziz Mbake, who is the chairman of this committee, who is my cousin, and also on my right, Sheikh Abdullah Mbake Gaine Fatma, who is the communications director of this committee and of this event, which will take place from the 13th of July to the 21st of July. And further on my right, I have Serigne Ousmane Mbacké, who is the chair of this committee also, the co-chair of this committee, who is in charge of dispatching the different tasks that we are assigned to perform in perfection. So we are celebrating the centennial. 100 years ago, Sheikh Ahmadou Bamba assigned his son, Sheikh Muhammadul Mustafa, and commanded him to take his body to Touba, here where we are speaking from, the capital of the Murids. Something that we thought could never happen because of the confrontation between the French colonial power
for a duration of 33 years between Sheikh Ahmadou Bamba himself and the colonial power. For 33 years, this man waged the greatest non-violent war in human history. And for this reason, he was the subject of extreme persecution in the hands of the French colonial power, in detention, in exile in Gabon for almost 8 years, back to Senegal, in Mauritania for almost 4 to 5 years, and then in house arrest in Chain Jolof, then in Diourbel for 15 years. So all in all, we are talking about 33 years during which this man refused to shed blood. And he commanded his disciples throughout the world, up to today, to wage a peaceful war and engage a dialogue between us and those who think we are on the wrong path. We are about to enter the phase of interfaith dialogue. He had the mission to convey to the world because he was the servant of the messenger of God, Khadimur Rasul. And the messenger of God, peace be upon him, received the Quran through divine revelation. He could not have written the Quran. He did not write the Quran. And I'll give you one example. The Quran says, we have sent down iron, in which there is great might. You go to chapter 57 of the Quran, verse 26. The messenger of God said that Allah told him, we have sent down iron. Today, in the scientific world, all scientists agree that iron, even though is found in the earth, is not originated from the earth but was sent down from above. How could the messenger of God know this particular detail about the metal called hadith in Arabic? And for that reason, the Sheikh himself, in response to that fine and subtle indication in the Quran, when he was about to go to the colonial court in 1895, went through Koki and asked for a steel tablet. A steel tablet going back to the Quran itself, who said, we have sent down iron. These are fine details that we must investigate with care to be able to convey that to the world so that the world understand what we are conducting, what we are doing. So it'll be opening on the 13th of July in Touba, then in Louga, and in Dakar, where we'll invite the diplomatic corps to attend the exhibitions, I should say, that will be highlighted and where we'll exhibit things you have never seen. We'll explain things you have never heard about this man and the greatest non-violent war that was ever waged in the history of humankind. Therefore, the Magal itself, which was held by Sheikh Mohamed Mustafa under the command of his father, Sheikh Ahmadou Bamba Mbacké, will be held here in Touba, which will mark the closing ceremony after the 21st, of course, here in Touba on July the 27th, 2024. With those remarks, I remain yours for any questions that might be asked for those who are in Sub-Saharan Africa, in Europe, and in North America, and Latin America. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Benno 28. Benno 28 ngeen mën ci am lépp lu soxal ay reportage, émission, documentaire, publicité wala lépp lu ngeen daan déglu ci Benno FM ngeen mën ko am ci Benno 28. Abonnez-vous gratuitement sur votre chaîne YouTube Benno 28. ak Benno 28 di leen abonné saa su nekk ci suñu chaîne.